mbokk yi ñuy bàyyi xel ci Sénégal 7 amaan nañu mbégte di ànd ak yéen seen émission 13 minutes de vérité tey muy dalal Amadou Diouf xam ngeen ko di taskatu xibaar waaye du loolu rek am na beneen casquette te loolu ginnaaw bi mu nuyoo ci laaj sóob ak moom ndax am na lu mu bëgg ñu leeral ci xeetu ñooñu di wuyoo boobu fonction te dinaañ ci ci kanam Amadou maa ngi lay nuyu bu baax am mbégte di la dalal ci 13 minutes de vérité. jërëjëf Pape Ousmane Cissé am naa mbégte loolu teew fii jàkkaarloog yow di wax rek ne Sénégal 7 ñu ngi leen di ñaanal donc mu màgg. donc doon ay télévision yu mag a mag. et puis di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan. di rafetlu vraiment jotaay bi. am na solo maa ngi wax sànq ni au delà de journaliste dañ lay woowee analyste politique. laaj bi mooy gis nañu ñu bëri ñu koy wootewu léegi ci réew mi ba sax ñoo xamante ni ay religieux lañ su ma jëlee le cas de Serigne Bara Ndiaye xam naa ni koy bàyyi xel est-ce que maanaam ci ni nga koy bàyyee xel ak ni ko ñenn ji invité ci titre boobu mën nañ ko nangul. waaw xam nga dafa am vraiment benn phénomène laa ko mën a tuddee boo xam ne léegi dafa am ci réew mi. léegi dañuy faral di invité ñoo xam ne duñu ay taskatu xibaar ñuy ñëw ci ay plateau ñu leen di woowee analyste politique. ñenn ñi sax ñu naan chroniqueur. Donc ba nga xam ne finalement da ngay tase ak nit sax mu ne la sa naataangoo boobu diw. tudd ab sëriñ mbaa mu tudd benn waa joo xam ne peut-être activiste la wala affaire yooyu ñu ne kii kat chroniqueur la analyste politique la. dama lay jox exemple ci presse écrite par exemple. bi ñu nekk ci presse écrite balaa ngaa bind chronique ñu lay may rek nga bind chronique lu mu bon di nga fa def 10 ans. 10 ans avant 10 ans ci presse écrite. c'est-à-dire que soog la nangul ngay bind chronique di la bàyyi ngay dem ci terrain bi di ñëw di def ay reportage di bind di def factuel. analyse mayuñu la ko ñi nga xam ne dañu am expérience nekk ci rédaction bi. yàgg ci nekk kilifay rédaction bi maanaam à partir de rédacteur en chef. nga xam ne balaa ngaa doon rédacteur en chef wóor na ne 10 ans yi moom féete na boor. minimum. waaw minimum da nga def terrain maanaam ci desk bi nga nekk ñu ne desk politique bii nga nekk par exemple nga nekk fa chef de desk politique ba nekk rédacteur en chef ba nekk directeur de publication. xam nga loolu yëpp tey boo defee cheminement boobu lu mu bon dana mat 10 ans. jàpp 15 ans. nga soog a mën a taxaw nag revendiquer le statut de chroniqueur maanaam toog ci sa bureau. am nga expérience bi léegi am nga carnet d'adresse bi da mën ngaa toog ci sa bureau bind ab chronique te kenn du tegg li ngay wax def ab analyse politique te kenn du tegg li ngay wax. kon su ma déggee mooy ne ay ñun Serigne Bara dañ koy woote woo waaye doon ñu ko. non loolu dañ ko war a arrêter. ah oui ah non il faut arrêter ça cet abus de langage ku mu neex nga invité ku la neex mais quand même sunu métier bi aussi ñu ngi koy bëgg a ñàkkal fayda. waaw Pape Ousmane ñu ngi koy bëgg a ñàkkal fayda parce que plateau boo dem ñu ne la kii chroniqueur la kii analyste politique la kii lii la ay temps sax dañ doon wax politologue. Politologue mooy ñi nga xam ne maanaam def nañ Sciences Po donc wala professeur d'université lañu et cetera yooyu ñoom mun nañ leen wooye ay politologue mais ñi nga xam ne par exemple analyse politique la ñuy def nekk ay journaliste mënuñu bokk ak ki nga xam ne dañ ko woo rek muy def wax sa xalaat xam nga nit ñi dañuy jaawale analyse politique ak wax sa xalaat. ku mu neex nag am nga sa xalaat am nga sa gis-gis ci réew mi ni muy doxee ak mbir mu. ci cas bi ma la wax nii moom lu muy def. non wax sa xalaat moo fi am. wax sa du moom kese oui ñi ngay gis ñu toog ci plateau yëpp naan chroniqueur seen xalaat dañuy wax kenn def ci analyse politique. même ba ci ñiy woote woo sax ci école bi la ñu bàyyee la ñu génnee. non ñi nga xam ne par exemple tey am nañu njàngum journalisme. ñooñu mën nañ leen permettre ñu wax ne ñoom analyste politique lañ. est-ce que comprendre nga même su fekkee ne ñenn ñi sax manqué nañ expérience parce que expérience mooy analyser. dafay laaj vécu mais am na ci bëri yoo xam ne amuñu vécu mais ki nga xam ne sax journaliste la mën nañ ko nangul mais ki nga xam ne bokkul ci métier bi jàngul journalisme xamul analyse ni ñu koy defee mi ngi mel ne élève boo xam ne jàngagul dissertation ni ñu koy defee nga tëb ne ko defal dissertation est-ce que dana topp norme bi est-ce que dana topp charte yi du ko topp. analyse ak ay chronique du wax sa xalaat. kon na leer mais kon looy wax journaliste yi nga xam te ñoo koy invité di bind analyste politique nag. waaw non ñoom ñoo tooñ ñëpp. ki nga invité da nga koy invité en sa qualité de moom li mu doon ci réew mi sëriñ la
activiste la. lu mu bon am na métier. léegi buy jàngal ñoom am nañ métier nañ bàyyi suñu métier non ñoom am nañ métier nañ bàyyi suñu bos. man bañaluma leen sëriñ. bañaluma leen activiste bañaluma leen lépp luñ mënta doon. menuisier bi sax mën nga koo invité mu ñëw toog wax xalaatam. ci métier am wax sax xalaatam ci réew mi par exemple daal ne président bu ñu dimbale woon ñun artisans yi ñun lii. parce que da nga koo laaj ci li nga xam ne mooy xalaatam. donc mën nga di ko invité tout le temps mu mel ni ku représenté. mais ku mel ni Serigne Bara ñu bëri dañ leen ba nangoo ko nii gis-gisam dafa xóot ci wàllu politique souvent jàngat yi muy def du ci juum. ba am ñu jàpp ni sax dem na benn moment. non gis-gis ak gisaane du benn. bañ koy boole ak ay politique muy bokk ak ñoom plateau di défendre ay idéem di défendre ay gis-gisam. ma ne gis-gisam lay joxe peut-être ak gisaane. il faut faire la différence. xëy na day gisaane. mais dama ne la analyse politique amul capacité moom def ko. ah oui man Amadou Diouf maa ne. nu mu tudd sëriñ bi. sëñ Bara Ndiaye. dama ne amul capacité def analyse politique moom ak keneen ya may gis ci télé bi ay sëriñ yuy toog di def analyse politique maintenant nag wax seen xalaat ci réew mi ni muy doxee am nañ ci droit c'est différent. mais ci loo koy teg ne amuñu xam-xam amuñu capacité. doon ay analyse politique c'est-à-dire que analyse politique dama ne la métier la. c'est-à-dire que da ngay am métier ci métier ba nga nekk moom la mu nekk sëriñ. yow mënoo ko revendiquer. fam ca toll ci wàllum faj yow mën nga ko revendiquer. xëy na am na ñaari aaya yoo mën. wàcc nga alxuraan. wala dégg naa ne boole léegi. waaw mais nag defoo sa bopp sëriñ. parce que du sa métier. mais moom métier am kenn du ko discuter ak moom. mais moom nañ ko bindal Serigne Bara marabout ou guérisseur. waaw ñu invité ko ci plateau mu joxe nag xalaatam. ci réew mi parce que le marabout et le guérisseur doivent pouvoir donner leur avis sur le fonctionnement de la vie de la société. loolu lay def jamono ji am na ci droit mais bu ñu ko bindal analyse politique c'est-à-dire que c'est la description qui pose problème. est-ce que comprendre baax na description bi mooy poser problème c'est-à-dire que analyse politique dafa am ñu ko yeyoo ñun bindal war a bindal analyste politique. léegi ay journalistes yu mel ne man buñ ko bindalee rek analyste non politique ñoom ñoo def erreur bi dafa am koo xam ne mën nga koo bindal chroniqueur am koo xam ne mën nga koo bindal analyste politique am na koo xam ne da nga koy bindal reporter am na koo xam ne da nga koy bindal grand reporter mais loolu yëpp dafa am ci journalisme mënoo tëb rek yeew nekk sëriñ suba ñu ne léegi analyste politique nga loolu mënut a nekk non day joxe xalaatam ci réew mi ni muy doxee am na ci droit waaye nag xalaatam boobu muy joxe mënuñu koo jël di ko titrel moom ci boppam di ko titrel analyste politique mu jóge ci cëriñ gi mu nekk di jàll ci analyste politique moo mënut a nekk. léegi nu ñuy def ba yu mel noonu ñu mën koo dakkal. ci ñun la c'est dans la presse qu'il faut régler ça quand on invite quelqu'un on lui met sa casquette normale et naturelle te ñu bàyyi abus de langage bi tout le monde n'est pas chroniqueur. ah oui te ñu ngi koy gis des fois on peut les appeler des consultants. c'est consultant pas des chroniqueurs te pourtant di nga bokk ak ñoom plateau. consultant léegi ñu gis nga bokk ak ñoom plateau te ñu woote woon ay chroniqueurs la. non man buñ ma invité. man sama invitation laa mën a gérer. xam nga du sama plateau. bien sûr mais di nga xam ni tey par exemple man mënumaa forcer ne Pape Ousmane da nga may invité ci plateau bi. ouais c'est clair yow yaay xool ki nga bëgg a invité nga woo ko mu ñëw. bien sûr am de. donc man aussi bu ñu ma invité ci plateau bi nga may invité tey xaw ma sax ba xam dama fi fekk nit wala du ma fekk nit. xaw ma woon ne face à face la xaw ma ne est-ce que mën naa am beneen invité boo fekkoon sëñ Bara nag dama naan ko jógal. déedéet mi ngi noonu. donc ki defar émission am kii animé émission bi moom moo am la capacité mu xool ak prérogative xool ñan lay invité moo xam nan la tëralee parce que émission bu nekk dafa am trame dafa am noo xam ne noonu lañ ko tëralee. am na fil rouge. donc moom noonu la bëggee li nga xam ne moom mooy émission dañ ko koy jagleel man bu ñu ma invité dañ maa invité en tant que un chroniqueur wala analyste politique bu booba ma toog ñëw man wax samay analyse wax sama def sama d'accord bëri na tamit ci ay sortema moom Serigne Bara bu ñu koy déglu maanaam dafa gis-gisam ci taxawaayu Ousmane Sonko dafa leer ba jàpp na ni am na yu bëri yu ñu koy teg yoo xamante ne tegawul ci kawam léegi dinay wax sax ci njubam ak ni mu ko xamee ni du kuy sàcc parce que am na ci ay anecdotes yu